voilà donc ñu koy dooree koo xam ne Coro daf ko bëgg lool mu di suñu Coro. ah kon yow bëggu président Macky Sall. dama ko bëgg mais egguma ba ca lool ba da nga ko bëgg lool. ah lool mooy suñu jiital réew la. lan la yàlla baaxee. waaw Khady comme ni nga ko waxee rek moom président Macky Sall moom la ñuy tàmbalee moom ak gouvernement am ndax président Macky Sall nag kenn xamul vidéo bi nga xam ne mi ngi def la toile jamono ji kenn xamul da cee juum kenn xamul lan la bëgg a wax exactement parce que président Macky Sall bu ñu gisee vidéo bi daf ciy wax naan moom santul benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi ñu def li loi bi santaane mu mel ni kon dafa juum ci li nga xam ne nii moom moo di wax ji waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi ñoom amaana sax gisee wuñ ko noonu parce que ñoom dañoo jàpp ne rek moom président Macky Sall xëy na li nekk ci biir xolam la daal di génnee gis nga comme ni mu ko bindee nii ci li nga xam ne nii moom moo di rek ci biir li nga xam ne moom moo di publication bi ba tax na tam ci biir publication bi aussi moom mi ngi ko bind waaye ñu déglu ko moom président Macky Sall ak na mu waxee dina méngoo ak lu yoon wax en tout cas gouvernement bi sama ndigal du def lenn loo xam ne dina méngoo ak lu yoon wax en tout cas comme ni mu ko waxee mu ne moom gouvernement bi ci ndigalam du ñu def benn yoon li nga xam ne ni moom la loi bi santaane mu mel ni buñ ko xëy na dafa juum ci waxin bi noonu la ko tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi daal di partagé ci biir réseaux sociaux yi waaye ñoom dañoo jàpp ne président Macky Sall moom li mu wax juumu ci benn yoon ba tax na nag daan nañ koy commenté bu baax a baax nee nañ moom président Macky Sall ci wax ji waxata la presque nee nañ fu mu toog rek day wax moo tax tamit muy wax rek di juum par yenn saay ba tax ci li nga xam ne moom moo di ci commentaire yi am na ñuy wax naan au moins il a dit la vérité nee nañ moom dëggam ci fi nekk nii moom la wax xëy na nit ñee koy sofantal waaye ci dëggam nii la nekk ba tey tam ci li nga xam ne nii moom mooy rek commentaire yi am na ci koo xam ne ni moom nee na gëm na ne dafa juum waaye njuumte gi mooy génne na li ci xolam rek waaw nee nañ malgré dafa juum ndax lii waru ko wax publiquement nekk ne li ci xolam rek la wax parce que ñoom bu ñu xamee président Macky Sall bu baax a baax xam kook ay jëfam xam nañ ne ak li muy doxal jamono ji ci wàllum justice ak lépp loo xam ne ni tey ji mi ngi dox ci wàllum réew mi ak loi beeg lam santaane ñoom dañ ko salfaañe dañoo jéggi yoon wa tax nañ ñoom su ko waxul publiquement tamit su juumul woon tam dinañ xam ne carrément li moo nekk ci biir xolam ba tey itam ci li nga xam ne nii rek moom moo di commentaire yi am na ñuy wax naan bu mu fàttee li fi jëlee Abdou Diouf ak ki nga xam ne moom moo di président Laye Wade bi nga xam ne tey moom la wuutu nee nañ sàccum élection jaarale ko ci loi la bëgg a wax exactement nee na waaye bu ko jéemee rek na xam ne Sénégal ak dal ci kawam ñoom wax ji nga xam ne ni tey président Macky Sall wax na ko ci njuumteem dañoo jàpp ne carrément da koo wax pour fësal la mu bëgg a def ci élection yi nga xam ne ni tey jii ci la ñuy jublu ba tax na ñoom ñu koy dànkaafu ci yenn wax yi ba tam ci li nga xam ne ni rek moom moo di commentaire yi da nga ciy gis ku naan ku jégi ñoom ñooy opposition bi nañu baax nan xoolaat bu baax président Macky Sall ak la muy jëfe ci juróomi weer yi ñuy dëgmal ndax nee nañ bu fekkente ne dafa dem ba am fitu taxaw waxee nii mu waxee ça veut dire kan lam leen di waajal lu luur la te it ñoom dañuy wax ne sax lu ni mel dafa concerné bu baax a baax askanu Sénégal parce que tam vidéo bi wër na monde entier ñëpp a ngi koy seetaan ndax ba mu duggee ci internet bi ku ko dugg rek da ngay gis day am ay vues yu baree bari te it ay commentaires yu baree bari te commentaires yu ute lool am na tam ñu ciy dem banaan ñoom ñoo gën a xam ni dañoo bëgg ay wax rek waaye ñoom ñoo gën a xam ne moom président Macky Sall dafa juum mais nee nañ bu muy faral di juum ci wàllum communication tàmm na ko nag waaye bu mu ci faral di juum parce que lu ni mel mu wax ko ak niñ koy xaaree ak loi bi ak nañ koy tuddee ci wàllum loi justice bi ñuy wax ne carrément dañoo jeng ci moom mu ñëw taxaw tey jii wax lii kon dafay mel ni day firndeel li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy laam-laamee donc bu fekkee ne dafa juum tam na def attention bu baax a baax ci yenn mots yi nga xam ne nii da koy faral di génne ci gémmiñam alors man je suis d'avis ak ñi nga xamante ne dañu lapsus la parce que je pense pas que même bu fekkee lu mu xalaat wala lu nekk biir xolam la je pense pas que peut-être yëpp na Sénégalais au point de jàkkaarloog ñoom di leen wax loolu donc je pense que dafa juum après télévision bi nga xamante ne ñoom ñoo féetewoo un peu tout ce qui est état lépp luy présidence ñoom lan moo tax ñu bàyyi wax bi mu jàll mënoon na je pense que personnellement mënoon na bañ a génn après vu que nit yaa ngi naan dafa juumul j'espère que moom ci ay actam yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nar a topp narul dëggal ñi naan que juumul vraiment
man Thioro li ma ciy wax moo di le président de la République am na ñoo xam te ne dañ koy waxal lii nii mu ngi def buzz nit ñaa ngi ciy commentaire kon mën na ci profité indi ci ay leeral porte parole am wala ñi nga xamante ne ñoo ŋànk communication am génn leeral lanterne sénégalais comme ça dinañ xam parce que juum na am juumul tamit vraiment jarul yenn commentaire dara leeruñu ci. dëgg la Khady ba tey ci wàllum politique la ñuy desandi bi la yoon. moo di Cheikh Tidiane Gadio ñu xam ko mu nekkoon fii nag ci gouvernement yu bari nekkoon fi sax jëwrin ci kaw loolu nag moom Cheikh Tidiane Gadio dafa daal di rejoindre Macky Sall maanaam dafa daal di seey ca parti bi nga xam ne nii moom moo di parti APR wala sax mu fekk ji seen coalition boobu xam nga tey ji moom mooy Benno Bokk Yaakaar moom nag bi mu ko defee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi daal dinañ koy fàttali ab vidéo boo xam ne nii defoon na ko muy ab interview boo xam ne da ko defoon ak benn Ivoirien gis nga ñu daal di ànd ak Charles rek ci vidéo bi dégluwaat Cheikh Tidiane Gadio li nga xam ne nii jotoon na ko wax ci vidéo bi. Je respecte beaucoup d'amis qui sont dans la paire, mais le MPCL n'est pas la paire et ne peut pas être la paire et ne fusionnera jamais avec la paire. Je l'ai dit ici, c'est enregistré. Donc vous n'êtes pas un transhumant potentiel. Non, c'est-à-dire que j'ai dit aux Sénégalais que les transhumants, c'est une espèce animalière qui s'est insérée dans la politique et qui a fait honte au Sénégal. Donc Gadio ne peut pas dire ça et demain, cette base vous dit bon, c'est-à-dire que non, je ne suis pas de cette nature. Ok, pour vous rassurer. Peut-être demain on voit votre mouvement rejoindre l'APR ou bien encore. Ça par contre, si vous voulez, vous amenez le Coran, on met tout de suite la main. Si on voulait travailler avec l'APR ou rejoindre l'APR, on l'aurait fait. On rejoint. Je ne veux pas porter de jugement de valeur sur l'APR parce que je respecte beaucoup d'amis qui sont dans l'APR. Mais le MPCL n'est pas l'APR et ne peut pas être l'APR et ne fusionnera jamais avec l'APR. gis nga Khady bi mu waxee lii nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi ñoom dañoo jàpp ne li mu wax ni tayu ko nee nañ li mu wax ak li mu def tey jii wax ji dëppoowul ak la mu jëf donc ñoom dañoo jàpp ne tayu ko ci kaw loolu tam ñu ngi naan président Macky Sall dafa daal di xonjom ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi presque jamono ji ñoom ñu ngi koy fekk ji bu baax a baax ñu leen di gis ba tax na ku ci nekk ku demoon rek waxoon nga wax bu rëy boo xam ne tey ji moom lañ lay tegalaat donc ñoom dañoo jàpp ne du tayeef daal parce que kilifa du toog wax lii ba pare ñëwaat def leneen loo xam ne nii méngoowul ak la mu waxoon donc ñoom dañoo jàpp ne du tayeef ci kaw loolu tam mi nga xamal ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall Idrissa Seck ak ki nga xam ne moom moo di Karim Wade ak Ousmane Sonko naan leen dañ leen di ñaan rek ngir yàlla ne juróomi weer moom moo def ci li nga xam ne ni moom moo di élection yi nañ ànd ak seen ngor ba ñoom buñ ko fekki nee na fu ñu mënti dem nañ fa dem pour ut li nga xam ne nii moom mooy raxas la nga xam ne ni moom la Macky Sall joxe ñu koy naan ci seen biir yi pour mën koo fekk ji donc ñoom ñu ngi leen di ñaan loolu bu baax a baax am na koo xam ne ni moom moo ko wax ci biir li nga xam ne moom moo di publication bi ba tey tam ci li nga xam ne moom moo di commentaire yi am na ñu wax naan c'est impossible lii mënul nekk moom mënul gëm ne Cheikh Tidiane Gadio def na lu ñu mel moom nee na moom da koy tàpp ci kam nee na nañ xoolaat bu baax a baax waaye mënul gëm moom Cheikh Tidiane Gadio ba mu xamoon ànd ak moom mënul gëm ne dem na tey ji fekk APR ba tey tam ci li nga xam ne nii moom moo di rek commentaire yi am na ñuy wax naan sans jom nii fulla nii dignité la rek sunu politiciens yi nekkee nee na à chaque fois boo leen gisee duñu wane lenn loo xam ne ni bokk na ci jom ak fulla ak dignité nee na à chaque fois seen ngor seen ñàkk fësal ko ba mu fës ci yenn yi te dara waralu ko lu dul xaalis ak yeneen yi am na tam ba tey kuy wax naan moom su deful nii rek amaana du jóg ci guuta gi mu nekk nee nañ dafa daw làqu instant bi parce que nee nañ kaso gi mu bañ a dem moom moo tax tey ji mu daal di ñëw daw làqu ci ki nga xam ne ni moom moo di président Macky Sall donc ñoom foofu lañ ko comprendre am na tam keneen kuy wax naan lii mënta ñàkk parce que tam ñoom ñi nga xam ne ni ñoom ñooy jógee ci opposition bi di dem ci président Macky Sall nee nañ amalu ñoo sax Sénégal njariñ am na en général ñoom ñu ci baari jaaroon nañ fa ci yenn ci ay nguur donc amaluñ Sénégalais yi njariñ xam nañ ne buñ toogaati ci ay élection tam Sénégalais yi leen jox benn voix looloo tax ñoom tam ñuy daw làqu waaye tam daal di nañ fustigé ki nga xam ne ni moom moo di président Macky Sall nee nañ en général sàcc yi ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo luuba rek lay fat nee nañ te gisuñu kenn koo xam ne nii defoo dara dem fekk ji président Macky Sall donc actuellement ñi nga xam ne ni rek ñoom ñoo lekk xaalisu alalu jàmbur wala alalu keneen ak keneen war a dugg kaso di ko rejoindre te moom ku ci ñëw rek da lay daal di uuf daal di lay téye ba tey tam ci li nga xam ne nii moom moo di rek commentaire yi am na ñuy wax naan même bu président Macky Sall
bëggee sax gañewaat tax muy dalal ñi nee nañ waa APR ci boppam ana waa parti bi ana seen dëgg ak seen fulla ak ana seen dignité ñoom tamit ba tax ñuy dalal ñu ni mel nee nañ ñoom nañ jël seeni responsabilité daal di génn ñu mel nii wala ku ci ñëwati ñu xool la bu baax ndax war nañ laa mën a accepter oui ou non teg ci benn affaire nee na ñiy dem ñëpp biir APR actuellement nee na lan lañ uti ak tey jii APR ña ko sosoon tey jii amuñu sax yenn poste yoo xam ne gënal na leen chaque jour dañ leen gis ñu génn di kaas nee na donc ñoom ñi dem nii tey jii lan lañ yaakaar biir gouvernement bi tey jii ñu falaat leen ko te fekk na ñi sasoon parti ba ak ñoom seen ñoom amaguñ sax yenn yi nga xam ne ni moom mooy poste yeeg ñoom seen ba tey tam am na ñuy wax naan gàcce rek mooy mbiri gàcce moom mooy nga transhumé nee na donc ñoom ñii di ko def defuñu loolu gàcceel seen famille ñoom ci seen bopp ñu gàcceel seen bopp ndax moom ak lu mu ci mënti doon gis ne internet bi mu ngi koy toj ak vidéo bi nga xam ne tey ji interview bi nga xam ne nii defoon na ko ak li nga xam ne tey ji moom la jéggi pour defaat ko muy jëfam ak waxam mu wute lool ba tey ci wàllum politique la ñuy desandi ba tey daal des ci ki nga xam ne moom moo di Gaston Mbengue moom Gaston Mbengue nag ginnaaw ab interview bu mu doon def ci benn site internet dafa daal di xam ne nii moom sax la mu wax nee na wóoru ko ndax ne dafa dégg nit ñi di ko wax loolu la wax ci biir interview bi waaye saf na ko sàpp ndax ñi di internet yi daan nañ koy partagé fépp foo xool actuellement comme na ma ko defee woon rek ñoom sax dañ ko wax ni moom takk na ay rajo ndax jamono yi yëpp mi ngi nekk ci télé yeeg rajo yeeg internet beeg lépp di ko toj ak ay wax bi la yoon nag li mu wax moom mooy dafa jàpp ne Yaya Jammeh ma nga xam ne ni moom moo nekkoon Gambie moom it di ko lëmbe moo daal di finance ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mii tey ji nekk ci opposition bi donc dañ koy daal di déglu moom li mu wax Yaya Jammeh moo ko financé est-ce que dëgg la est-ce que du dëgg Yaya Jammeh ko financé pour bëgg a fay ci Macky Sall am na wax nañu ko ci mbedd yi man wóoruma mënuma ci di preuve mais ñu ngi koy wax te comportement bi muy kii ñi muy comporté woo en fin de compte da ngay dem sax ba doo ko mën a weddi mais Yaya Jammeh su mën a doon dara Macky Sall moo koy defal boppam loolu mu wut ñeneen ñu ko def mais ñun Sénégal xamante nañu nag te suñu réew mi duñ ko dégg n'importe qui nan dellu si seen nit. bi vidéo bi nag ñëwee ci toile bi ba di ko toj lool ñii di ko commenté ak di ko publier ci la génn moom tam daa tontuwaat daan ne waxul lu ñu mel waaye de yaakaar naa ne tungu ne du teew ñu nataal ndax wax jaa ngi nii moom nee na li mu wax sax wóoru ko waaye dégg na ci nit ñi ak mbedd mi ñu naan Ousmane Sonko Yaya Jammeh moom moo ko financé ci bëgg a daaneel Macky Sall léegi nag ba mu ko waxee tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi comme d'habitude rek daal nañ koy commenté daal ne ba tey dëmm yaa ngi jëfur ndax dañoo jàpp ne cuuraay bi ay gileeti rek comme nañ ko doon waxee ci yenn ci wax yi jamono jii ñi ànd ak Sonko naan cuuraay dëmm la su tàkkee rek ñoom ñëpp ñu daal génn ku ne di wax la nga defar di donc ñoom foofu rek lañ ko li nga xam ne moom moo di commentaire yi am na ko ci wax naan ko yow noppil kenn mënta gëm say wax ndax al toppe nga fu tooy nga takk weñ sax la tane ndax weñ sax dina xool suukar su saf sàpp mu cay takk waaye yow nee nañ ko moom xamul sax fan lay taxaw donc lu ni mel nag moom moo ko wax loo ak bañ sax li nga xam ne moom moo di kaso ba tey tam ci li nga xam ne nii moom moo di wax ji am na kuy naan moom Gaston Mbengue gis nañ ko jamonoy passé mu génn ca France di wax ni ci benn interview di wax ni ci bi mu doon présenté ki nga xam ne moom moo di Petit Mbaye naan ko man sax damaa yore ay bor yu fees dell donc ñoom ñu ngi koy laaj ci biir commentaire naan ko xanaa bor yooyu moom moo tax jamono ji mu topp ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall di ko maral ba tey tam ci li nga xam ne nii rek moom moo di commentaire yi am na ko koy ci wax naan ko moom comédien la te yëfu comédien yi nga xam ne ni moom lay def actuellement la war a arrêté te jéem a dem ci ay mbokkam waxtaan ak ñoom xam lan la war a wax lan la war a bàyyi parce que jamono jii mi ngi def ay tuuma ci nit ñi mi ngi tontu ay tontu yoo xam ne waru koo tontu ci ay rajo ak ay télé di gënale moom yoonam nekku ci kenn xaaru ko ci woon ba tey itam xadi ci li nga xam ne nii rek moom moo di commentaire yi am na ñuy wax naan genre nit yi ñoom ñoo tax ba jamono ji sénégalais yi ñenn ci ñoom di jël seen xol di ci def Sonko parce que sap nañ ko comme ay weñ teg ci di ko waxal loo xam ne ni tey jii ay wax yu rëy yoo xam ne ni tey jii moom bu génnaatee tontu rek ñu gën koo may buzz ak yeneen yu ni mel ba tey itam ci li nga xam ne ni rek moom moo di commentaire yi am na kuy wax naan fii moom Sénégal la te Sénégal dafa tasar nee na ñenn ñi nga xam ne ni mosu ñoo toog ban école kenn xamul leen ci wàllum intellectuel rek ñoom ñooy génn jamono ji di wax te nee na li ñuy wax bokk na ci wàllum politique te politique bañ ko doon wax dafa fekkoon ñu soxla woon borom xam-xam yi mais nee nañ moom boo ko ci biir commentaire nag lañ ko wax am na ku ko ci wax naan ko ak boppam bu kabiyaat bi kenn xamul ndax am na xam-xam wala amul xam-xam te mësu koo wane ci benn domaine donc moom ay wax daal waru ko moom Gaston Mbengue na noppi te amatul kenn koo xam ne war na koo attaqué wala ñoom ci seen bopp ñoom internet yi ñu sulil ko ay mbóotam yi nga xam ne tey ji ñu ngi ko dencal
noonu daal lañ ko waxee ci biir commentaire yi xarit. Ouais, je trouve que comme dafa na ci bañ a wax. waaw surtout mais bon c'est Gaston. c'est Gaston waaw. xarit bu ñu jógee ci loolu tam wàllum politique yi dañuy daal koy tëj ibbi leneen muy wàllu incivisme bi nga xam ne ñu ko gis ci Sénégal Sénégal yàqu na yaxee ndax lu neex waay def. comme nañ koy waxee rek tax na ba dañuy ànd ak Charles ci li nga xam ne ni moom moo di vidéo bi nga xam ne apprenti car rapide bi moom la def ci digg tali bi ci digg góor ñi ci digg nit ñi ñu ànd ci ak Charles. muy ku yabaate kii parce que bokkuma la sax commentaire yi sénégalais bu ne war nga cee mën a gis sa bopp sénégalais bu ne war nga cee mën a wax ndax kii li mu def nii tuutal nañu du dëgg du sewal nañu du dëgg du yoon waxuma la vidéo tey jii mooy def toile bu baax a baax benn page boo dugal rek boo ko dugal rek ay 1000 vues ci ay minutes donc mu mel ni rek sénégalais itam intéressé na leen te lu ni mel tam ñu ngi koy xeex ñoom bu baax a baax rawatina ci biir toile bi pour lu ni mel jóge fi mu mel ni yëppi maa tey rek la fi def parce que oto yaa ngi daw ñëpp a ngi taxaw di xool mu mel digg bëccëg gi nga mën a génne sa waayal daal koy mën a génne nii ci digg mbedd mi te wasaare ci diggu circulation waa daal di koy wasaare nii ba tax na tam ci li nga xam ne nii rek moom moo di commentaire yi am na ko ci wax naan kii mbaam sax moo ko tane nee na nit xalaatuñu woon ni nit ci àdduna dina sañ a def lu ni mel li nga xam ne ni tey jii xaj ji sax jamono ji buñ dee def yu ni mel dañuy daw làqu jamono ji dina raar trop ngay gis xaj bu sawee nii waxuma laa nag nit ci doom nit njaay génn ci lii bi di ko def am na ñuy dem ba sax bay saaga dëkk bi am na Sénégal yoo xam ne ci olof dañuy dem bay saaga dëkk bi di wax un pays de merde te loolu sax ndax bu ko kii defee am na yeneen fukki moromam yoo xam ne ci ginnaaw sañuñu xalaatuñoo def lu ni mel donc jarul ñuy saaga dëkk bi bay wax naan Sénégal tout est permis nee nañ fi amatul loi lu waay neex def tax na tam ba ci li nga xam ne nii moo di ci commentaire yi am na kuy wax naan moom su ko fa fekkoon moom dina ko jaay doole dina ko wan ni carrément lu ni mel waru koo def su fekkente ne dafa toll ci yaraat moom nee na dina ko mën a ta yóbbu ko foo xam ne nii tey jii dinañ ko yaraat ba keneen du sañ a def lu ni mel am na tam ku ci wax naan nañ ko recherché te tée ko parce que buñ ko recherché tée ko wane waat ci réseaux sociaux yi daan ne kii ko defoon teg nañ ko ci yoon keneen dootu ko xalaat ndax nee nañ bu ñu xalaatul def lii tam xalaat nañoo def leneen lu dul lii te bu boobaa ñu ñooy gën a gàkkal suñu bopp ci réseaux sociaux yi ba tey rek ndax àdduna wërngal këpp ñoom ñoo koy seetaan ba tey tam ci li nga xam ne nii rek moom moo di commentaire yi am na ñuy wax naan bu fekkente ne salté ak bon moom moo waral lu ni mel moom jaratul sax ku ni kii di nekkaat ci société bi di dundal bu asile wala ñu def xool neneen nuñ ko def nañ ko recherché yóbbu ko xool neneen ko mu mel ni sénégalais itam lu ni mel naqari na leen bu baax a baax te am na ñoo xam ne nii ba tey ji ñu ànd seen conscience que ni yenn itam kenn waratu ko def fii ci biir réew mi dem nañ sax ba ciy tooñ ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñi yor car rapide yi njaga njaay yi nee nañ yenn transport en commun yi dañoo war a xoolaat bu baax a baax ñi koy yor parce que nee na en général ñi koy yor da ngay gis ne dañuy am yenn mentalité yi soit da nga ciy gis ñoo xam ne ni dañuy saaga à n'importe quel moment kilifa toog lu mu mënti mel dañuy def leen neex nee na boo yéegee ci kaw tali bi lu ci bëri ci daw yu bari yeeg yenn infraction yi ñoom ñoo koy indi donc dañoo war a xoolaat bu baax a baax ana ñan ñoo koy yor bu fekkee mënuñu koo éliminer ñu xoolaat ana ñan lañ koy jox ak ñan ñoo mérité pour yor ko parce que tamit bu ñu fàtte ni ñoom ak sénégalais ñoom ñoo jaxasoo askan wi lañ jaxasool donc ñoom tam dañoo war a wane exemple bu baax. man de bu dul woon apprenti nekkoon di liggéey j'aurais cru que ku wérul la parce que je pense en fait wérul sax parce que nit. est-ce que am na jël tam. waaw sûrement. je pense pas que àndoon na ak sagoom. et je suis d'accord pour ñuy wax ni que dañ ko war a rechercher am daan bu ñu teg ci kawam bu ko defee mu nekk sax loo xam ne dina ñeneen xeetam yi nga xamante ne je pense même pas que bari nañu ñu sañ a def li ni mel ñu. te bu ñu ko dee rechercher dañ ko gaaw a gis parce que ligne tata bi ñu topp ligne baa ngi ñuy gis na xam ban ligne mooy daw jaar nii. exactement yan car rapide ñooy taxaw fii jóge fii war a dem fii xam nga dina neexal. pour ñu gis ko doy leen sa xëy. doy leen xëy xam nga mooy problème moo gis na lu mel ni tey bu kenn wàccoon tey yàq ay itteem ay activité am téye ko poñe ko xeex am da ngay gis ku naan ko waaye gars yi nañ dem li mu def ci sa yoon nangam li ci dal mbedd buur la nga jël yóbbu police gis kaa yu gën a critique toogal foofu xaar nga yàq sa temps boo moytu yow sa jëmmi bopp yow histoire bi yëpp sa kaw lay ëlbati quoi
moo tax Sénégal pour ñu def fii nga am fi yoon ak dëgg yomb mais gis nga man dama ni ñii car rapide yi xale yi ci nekk man toujours dañuy wax ni dañuy war a wax dañuy liggéey te pourtant da nga ci gis ñoo xam ne léegi ay 12 ans la ñuy am dawee école ñoo bëgg xaalis ñenn ñi dañuy drogué wu ñenn ñi bu ñu nekk ci car rapide ñu ci dawalkatu sareet yi non seulement waxuma leen sax ni ñuy def nii mais saaga yi insulte mais seen comportement yére yi ñuy sol rek moo gën a manque de respect yow yi nga xam ne ñooy toog ñoo lay laaj xaalis kiris kon jël seen tubay wàcce ba ci suuf li ñuy jiital kenn xam na mu mel duñu sangu car rapide yi lañu war a arrêté njagan jaay jël xale yi di leen laaj benn niveau boog ñu leen soog a bàyyi ñuy dem ci hôtel mais vraiment lii tant que muy am Sénégal pour mu jag du yomb lii vraiment nekk na loo xamante ne c'est vraiment honte pour l'image du Sénégal comme niñ ko gisee ça va beaucoup plus loin parce que bu fekkoon ne suñu biir rek la linge sale ça se lave en famille mais day jéggi frontières yi xam nga vidéo bi tey mënoo ko téye xamoo fu muy dem te si wàllu koom mën na yàq affaire tourisme comme niñ ko gisee si commentaire yi parce que ku gis lii da nga naan pays de merde nañ ma baal ci kàddu gi mën na indi ñi nga xamante ne dañ fi bëggoon vacances loolu yokk suñu koom dinañ réticent dinañ toog parce que lii ngay gis tu vas te dire que bordel bii ma gis nii peut-être am na leneen ko day tax day yàq vraiment tourisme au Sénégal. man de leen rek moo ci nax rek jamono ju nekk ñuy wane loo xamante ni day tax tubaab yi nga xam ne teguluñu fenn jàppewul ñu dara ñun ñuy gën a def luy firndeel ñoom seen xalaat ak seen gis-gis ci ñun nee nañ ñun am nañu ay xel waaye duñ ko jëfandikoo ñun ak ay mala ñoo yam jamono ju nekk nag seen wax jooju ñu wax ñun ñu koy dëggal man loolu moo ma naqari jamono ji ñëwee dañuy def loo xamante ni ay bàyyi ma sax ñemewuñ koo def xam nga nit taxaw ci digg pénc di singuwaay di saw ñëpp dina gis ba yaakaar naa ne loolu mala yi sax am na ñoo xam ne duñ ko def waaw léegi kon ñun jamono ju ne ñu naan nañu jéem a civilisé nañu jéem a nouveau type sénégalais xaw ma nu ñu koy waxee noonu tubaab ku bëgg da ngay gis sax ku bëgg ñëw ci suñu réew ñu ne ñooñu ay sauvage lañ mais genre adresse yooyu ñu ni jox te bët bu set ñun ñuy def loo xam ne day firnde loolu man looloo mën a xari man te kii Mbaye ñàkk civilisé gi moom da cee boole réew nañ ma baal ci kàddu gi mais kii ku réew la dafa réew exactement parce que nit ñaa ngi circuler déjà oto bi nekk ci kanamam dafa obligé xaar ba mu def li muy def ba pare mu te xam nga ne bu ko defee dara du ko ci fekk moo tax tamit suñu gouvernement yi dañoo war a wagar ci yar nit ñi te comme ku deful la ndax daa def la muy def ba pare dellu ci ay activité gis nga lu mel ni yéen wax suñu fii sax mais gis nga lu mel ni tubaab bi ñoo koy filmé fii man am na benn tubaab bu ma envoyé benn vidéo boo xam ne ñun dañoo jëloon taxi di dugg ba mu kii ñu ne léegi dañuy jël seen xat xaw ma yarkat mais gis nga lan la ñu jël aj ci kaw ay bagage ni ma xoolal Sénégal yéen avec ça ngeen te yéen dimbali nañ leen ba sonn mais pour ngeen développer mu parce que seen mentalité ci boppam xoolal di xaste donc xam nga yooyu nit ki la xeet moom mooy agent étranger yi ñoo koy jël xoolal bi